Africa Merci ñi naan ko bateau de l'espoir di xeetu bateau boobee di wër àdduna bi fàcc moo ki fàccatam teer si nañu Sénégal tey jii ci yor lañu dal kon ca poorum Ndakaaru lu toll ci junni ak juróomi téeméeri candidat yooyu tànn lañu leen ñu amee kon wopp fajkat yi ca bato boobee fas yéene leen a faj ci lu ñu dul fay dara. Leneen ci xibaar bokk na ci ñaari xale yoo xamante ne ji dañoo réeroon ci diwaanu Kaffrine tey jii la ñu leen gis ba ñu leen di gis fekk nañu kon ñu daal di faatu. bés ni tey ca la ñu faatoon étudiant bi nga xam ne moo di Bassirou Faye fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay mbokki étudiant xëy di ko fàttaliku ci jamono jooj njaboot gi ñoo ngi koy fàttaliku di ko tiislu waaye it di ñaawlu daal peine mu di daan yi nga xam ne gàll nañ ko ci policier bi ñu ne moo def loolee te ginnaaw bi ñu daal di wàññi daan ya ki bëgg ñu yokki daan jëmee ko ci lii di mbiri offense au chef de l'État ak it ay saaga ki joxe xibaar yu tegewul ci yoon di maître Djibril War bëgg-bëggam mooy daan yooyu nga xamante ne ñu ngi koy def ñi ñu cay jàpp ñu gën koo taral ba koo gis bañ koo defati jëwriñ gi ñu dénk wàllu liggéey mi ngi yëglu di xamle ne kan bés bi topp ci bésub tabaski te bés bi nga xam ne moom moo jiitu feetub Assomption bés ba ca topp loolee du feet képp koo xamante ne ji kon dem bañ nga koo liggéey yi te tegoo ko ci yoon ay daan mën naa gàlle ci sa ndodd mu teg ci sax ba mu dem sax ba teg ci ne lu ni mel na ko waxtaane ci li nga xamante ne ji moo di dialogue national bi seet nu ñu ci wutey saafara bu ñu noppee ci loole daañu ànd ak ajaratu Binta Diallo ci xibaar bi ci réew li ciy gën a fës soxna si lu ci gën a fës bokk na ca Burkina Faso terroriste yi yàgg dal ci kawam moo tax nguur gi ne fokk xol yi booloo ci réew mi ba ñu mën jàkkaarloo ak terroriste yooyee RD Congo liste gouvernement bi bu bees bi ñi ngi koy xaar boobu ba tey nag génnagul président Nigéria moom tere na banque centrale bu réewam muy jox importateurs yi ay devises étrangères. ci kanam tuuti daañu ñëw ànd ak yow ci yaatal gi bu ñu ca noppee jukki leen as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk tëj xibaaru digg bëccëg gi dalal Youssouf Bodian ci journal Afrobasket 2019 Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Mohamed. lu ciy gën a fës. tey Lions yi dañuy bër kon du ñu joué Sénégal ginnaaw bu mu qualifié ci quart de finale bi démb ñoom kon dinañ xam tey ban équipe lañ ciy dajal diggante Angola ak Kenya fi mu toll nii kon waa Angola ñu mënee gum ci kanamu Kenya nañ dem ca Dakar Arena ngir jox leen xibaar yu mucc di ngeen dégg tamit gaynde yu Sénégal kii di Koumba Sarr wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy am ci ndorteelu match yi Nigéria moo yor raaya bi ñoom it li ñu bëgg mooy fexe ba yóbbuwaat ko seen dëkk ñu wane lu doy waar ci seen match yu njëkk yi dëmb sax weesu nañu téeméeri poñ seen digganteeg Cameroun di ngeen dégg tamit waa Mali ñoom it tournoi bu baax la ñu defagum ñoom qualifié nañu ci quart de finale yi. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg ba ci géej jéye ji nga xam ne am na ca diggante Taïba ak Kër Demba di village yu nekk ca commune bu Katchot ga ca Kaffrine ñaari xale yu réeroon seen i mbokk démb ba léegi ñu leen di seet mujj nañ leen a gis waaye ci anam mu doy waar ndax bañ leen di gis ñoom ñaari xale yëpp kon dañoo faatu ne nañu dañoo lab faatu leerali Oumar Ndiaye. ñaari xale yu toll ci fukki at ak ñaar ñoo lab ci diggante Taïba ak Kër Demba di dëkk yoo xam ne ñu ngi féetee ci commune bi Katchot gannaaw bi ñu doon ñaani ndewenal démb ci ngoon ñu mujj des ci yoon wi ci xurwa Mor Seck di kenn ki dëkk ci muy fekk mbir mi. lii nag lu tiis la ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lii métti na trop man yàgg naa ko jooy keroog bi mu tayee taw bu njëkk mi dama am suma itte parce que benn barrage la am bële barrage la muy Tongoor barrage la bii pom la waaye bële dafa barrage parce que lu jógee Katchot lu jógee Kër Malick Ndiaye lu jógee Bofi lu jógee Calaneen lépp fii laay jëm si des la baare nag bu demee dafa def 2 mètres bi il faut que rek daana dem ba 2 mètres bi mu soog a jàllu njaaw léegi-léegi ku jàll foofu dafa lay toll si waaw loolu ñu ngi leen ko jotal ngeen jotal ñu ko kilifa yi moo tax xale yi ñàkk seen bopp parce que xale yi xam nañ fi noor nañ fii di jàng Katakel moom mooy priorité bi nag Katakel Katchot fi ni nii amatuñ yo pour diggante Taïba ak Kër Demba du ñu ne guléet ci li muy problème yàgg na fi am xanaa ñu yàlla musal ak gaaw a xam wallu ñii nag dañ leen yëgut waaye dëkk bi duñu seetaan dafa am benn lii may wax borom bu ko déggee dana ko xam ñu da ko baaba ngatu mu dëkk Njaañeen gii dem nañ ci àll bi liggéey ba wàcc ñu wàcc man ak suma tooma xéeri ba da lañ koy wax. sax moo tax maire commune bu Katchot di El Hadji Cheikh Gueye yëkkati ay kàddu di sàkku ci nguur gi mu jagal yoon yooyu nga xam ne xur la ci diggante dëkk-dëkkaan yu bëri. kon nag PUDC bii ñuy wax bëgg nañu jàppale ñu ci sun yoon yi ci sun xur yi ba nit ñi mën a dem ak a ñëw loolu ñu ngi koy ñaan état mu jàppale ñu ci ndax mbir mi métti na ndax xam nga ne lu mel ni fi nekk ni ay xale yi jaar ci xamuñ fuñ jaar ba dugg ci ndox mi jël leen lekk leen métti na yooyu yëpp bu pom amoon ñu xam fuñ jaar mu leer
mën naa ñàkk. bi nawet bi tàmbalee léegi fi ci diwaanu Ndukumaan xur yi li muy faat ci ay tuut tànk bëri na bi ci mujj mu nga amoon ci dëkk bi ñuy wax Daaru Wanaar ci diwaanu Mabo bi la yoon mu amee ci commune bu Kàccoot ci dëkk bi ji Taïba. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. am Omar dellu si Ndakaaru ak lakk goo xam ne am na tey jii ci suba ca centre ville immeuble Faysal ci lu sorewul dala place d'Indépendance moo doon lakk waaye yàlla def na pompier teel na ci taxaw ba nit faatuwu ci la ca yàqu it taxu koo demee noonu li war a lakk gi xamee see gu ko des di déglu leeral yu bàyyeekoo ci capitaine Djibril Sall mooy commandant bu 11e compagnie des sapeurs pompiers Malick Sy am nay leeral yooyu dénk na ko ci Amadou Sabar Ba. sapeur pompier yu Ndakaaru ñu ngi ñu au 9h59 ba mu jotee wax ñu dafa am benn lakk-lakk bu am ci immeuble Faysal boo xamante ne dafa jël ci niche électrique yi la nekk ba ñu egsee nag 4 minutes plus tard dañu fekk ne feu bi jàpp na ba ci sous-sol bi ngay njëkk jot ba àgg ci 6e étage bi jaar ci gaine technique yi saxaar si tamit bëri woon na trop ba fes ci immeuble bi looloo waral ñu daal di évacuer ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci immeuble bi yëpp. loolu tamit ba mu xewee am na ñetti nit yoo xamante ne nag ñoom dañoo ils étaient incommodés par les fumes yi lakk-lakk bi nag ñu ngi ko fay en l'espace de 30 minutes. xam ngeen lakk-lakk saay bu amee moom ay yàqu-yàqu dina am daanaka gaine technique bi li ko dalee ci sous-sol bi ba ci 6e étage bi lépp yàqu na voilà ak yeneen dégâts yi nga xamante ne dina ko impliqué yoo xamante ne tey jii nii ab l'enquête kese moo ko mën a xayma ba mu mat. pour le moment mënaguñu wax li nga xamante ne moo ko taal dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñoo yellool enquête bi ñu daal di ko xool saytu ko daal ci wax. bés ni tey fukki fan ak ñeent ci weeru août la woon def na juróomi at sa boobaak léegi ca ba étudiant bii di Bassirou Faye faatu ñu ne benn policier moo ko fetaloon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu faatu tey jii ay mbokkam ña mu bokkaloon université ba xëy di ko fàttali ko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom étudiants yi nee nañu daal lu mel noonu bëggatuñu koo dégg ca joojule daara reportage Anna Rocha Lital Lopez Faye. taxuñu ko woon bëri tey ji ci suba ci kanamu bërëb bi nga xamante ne moom la ñu taxawal ngir fàttaliku kii di Bassirou Faye fi mu génn àdduna juróomi at gannaaw étudiants yi ñu ngi wéy di mettitlu mbir mi. Babacar Thiam moo jiite commission sociale bu amicale des étudiants de la faculté de médecine. tey mu nekk journée naqar journée bi nga xamante ni étudiants yi nekk Sénégal yëpp dañ koy màggal di ko naqarlu dañuy ñaax justice mu gën a góorgóorlu pour fexe ñu ndàmpaay li nga xamante ni moom la ñu war a jox famille bi dal di leen koy jox. njiital amicale des étudiants de Diourbel fi Bassirou Faye soqeekoo moom it def na déplacement bi Omar Ngom ñëw jàppale ay naataangoom. Cela fait 5 ans que nous avons perdu. mat na juróomi at ñu ñàkk suñu xarit suñu camarade Bassirou Faye. tey jii ñu ñëw ba fii ngir ñaanal ko bëgg yàlla jéggal ko ay bakkaaram ñi ngi nag Ndakaaru ngir mbirum Bassirou rek nga xam ne ni dafa laal bépp étudiant au Sénégal. pour les secondaires pour les épauler. donte ne bis bi Bassirou Faye lañ ko jégleel collectif bi ëmb amical yu université Cheikh Anta Diop bàyyi ñu ginnaaw kii di Fallou Sène di beneen étudiant boo xamante ne ab takkader moo ko faat. mu ne woon fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2018 bi la yoon ca université Gaston Berger bu Ndar. moom Bassirou Faye ay mbokkam ak i jege ñaalem amuñu lu leen neex ndax bi ñu ko faatee takk der bi ñu moo ko faat di Sidi Mohamed Bougaleb dañu ko teg loxo tëj ko ginnaaw bi daan ya ñu ko tëj mu di pen ba ñu wàññi ko loolee nag la mbokkee jege ñaale ne duñu ko dégg bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ibrahima Sobel Faye di mag ci Bassirou Faye gis na ne daal loolee ñu ko def kon defin wa tegewul ci yoon ñu déglu ko moom Ibrahima Sobel Faye ci micro Anna Rocha. yoon na def liggéeyam. dossier bi il y a 5 ans de cela bon mun nañu wax ne ba léegi fu mu toll la toll dans la mesure où defoon nañ jugement tëj le meurtrier 20 ans ñoom ñu def appel donc ñu jugé waat ko en deuxième instance ñu tëj ko 10 ans. mu nekk loo xam ne vraiment man mi nga xam ne man maay représenté famille bi tout le temps ñu may convoqué may toog ak ñoom mu nekk loo xam ne dama koy naqarlu. je ne peux pas concevoir à ce que ñu xam ki nga xam ne moom moo ko rey donc ñu jàpp ko. moom amul benn preuve boo xam ne mun na ko firndeel ne reyu ko. d'ailleurs suñ deuxième chance bi mooy le témoin oculaire et verbal il n'a jamais valsé donc lu mu doon wax depuis le début
moom la ko ne di wax ba léegi donc juste pour dire que donc bu ñu defee appel ñu jugé waat ko encore ñu tëj ko 10 ans mu nekk loo xam ne dafa ñoo bett ñun ñëpp donc mu nekk loo xam ne dafa nekk lu ñu war a jàngaat parce que mënuñu am des preuves tangibles ne kii moo ko rey bal bi balu police la élément bi ko rey élément police la donc amuñu benn firndeel boo xam ne war nañ ko mun a évoquer pour ñu revenir à ci question bi te lu ma ci gën a métti mooy la partie publique parce que je me rappelle bien président de la république bu mu woowee sama papa déggoon ne man je n'ai besoin de rien voilà lu ma soxla mooy ngeen jàpp ki nga xam ne moo faat sama doom ngeen woon ma ko ma jàkkaarloog moom ne ko bàyyi naa la ak yàlla. ak RFM kumpa jeex na. député Djibril War ci yéenekaay bii di Le Soleil ñu xëy ca jàng yéene ji mu am te it wax na sax dana ko yóbbu ci assemblée nationale li mu ci jublu moo di ñi nga xam ne dañ leen di tuumal mbiri offense au chef de l'État ay saaga ki wax lu dul dëgg ba yoon dëggal ne ñoo ko def daan yeñ leen di teg ñu gën koo taral moom Maître Djibril War moo wax loole xalaat bu ni mel ñi nga xamante ne ji dañuy yëngu ci luy sàmm ak yelleef doomu aadama gisewuñu ko noone dañoo gis ne loolu bu ñu ci duggee mooy démocratie bu dellu gannaaw ci mille réew yamuñu ci ndax nee nañu bala ñuy def daal ku yëngu ñu tëj la nañu xool kaso yi ndax la ci nekk ci mbooloo bari na di fa dolli yeneen nit du xalaat loolu lépp ñu ànd teewlandoo ko ci gëstub Georges Déthié Diop. proposition bu député bi li mu joxoñ moo di yenn kaddu yu ñaaw yi nga xamante ne ñu ngi koy jaarale ci yenn xarala yi ak itam yenn saaga yi ak wax yi warook dëgg yenn fen yi ak yenn saaga yi nga xamante ne ñu ngi koy jëmale ci nit ñi ci autorité institutionnelle yi ak kilifa diine yeeg kilifa aada yi Djibril War ne war nañoo yokk daan yi. li ko waral rek mooy aar doomu aadama yi ci seen ak yelleef loo xam ni moom diine yëpp nangu nañ ko sart bi nga xam ni moo gën a suñu constitution moom ne mi ngi aar doomu aadama mi nga xam ci mbindeef yàlla sàkk moo ci gën te yaakaar naa ne mbindeef doomu aadama du rek ay alalam ak kaaraangeem waaye ngoroom ak jomam war maalam boo ko dindee dara de su fa kilifa diine yi muy waa jàngu bi muy xalif généraux yi amul kenn koo xam ne léegi yaa ngi tëdd di nelaw bàyyiwuñu kenn ku neex nga saaga fenal ay nit ay jabaru jàmbur ay yaayu jàmbur ay sëriñu jàmbur loolu laa bëgg mu dàq. yenn yi nag ñu jàppee ko ni ay délit d'opinion proposition bu am itam jamono ji nga xamante ne kaso yi dañoo fees te mu indi coow Babacar Ba bu forum du justiciable am beneen gis-gis. c'est une proposition boo xam ne c'est pas vraiment personnel gisuma solo yi proposition boobu surtout ñu nekk ci contexte boo xam ne ñoo ngi wax recul démocratique ñoo ngi wax yenn lois yi nga xam ne c'est des lois liberticides mais également ñu nekk ci contexte boo xam ne ñoo ngi ŋàññ li ñuy wax mbirum surpeuplement carcéral. Djibril War d'accordu ca moom nee na waruñoo méngale liberté ak yenn xeetu saaga yi nga xamante ne ñu ngi koy gis. say ak bi ñu jeexee pour sa morom commencé mais dëkk bi léegi dañuy ba nga xam ni léegi kenn xamul foofu ci kër di saaga sa morom bu dee loolu mooy dundal démocratie ñoom seen démocratie boobu ñoom ñu wax droit de l'homme dañ ko jël yóbbu ko feneen la politique carcérale ça n'a rien à voir avec le respect des droits et des libertés des autrui kon il faut kaso yooyu ñu jël di ko mbubboo di ko dundee di ko lekkee di ko añee tous ces gens là loolu taxu ñoo jóg kuñ jël kaso yow du ñu dugal ci kaso bi yow sa waa kër ñi nga yar du ñu dugal ci kaso bi bu doon loolu la rek kon yoon du am. loolu yëpp Babacar Ba mel ni ki kay indil ay leeral am itam beneen proposition njort ne dañu bëgg a criminaliser yenn délits yi rek. délits yooyu ni ko législateur bi tënkee ni nga xamee ni moom lañ prévoir ay peine man dama jàpp ni peine yooyu nekk na lu jaadu donc boo ko bëggee alourdir non seulement dafa mel ni da nga am intention bëgg ko criminaliser parce que aussi dañu nekk ci domaine délit am na fourchette boo xam ne moom la législateur bi fixé am na fourchette boo xam ne wax dëgg yàlla buñ ci sukkandikoo war nañ mën a régler problème yu bari mais boo yokkee li nga xamante moom mooy peine bi bëgg ko gën a sévéral dafa mel ni tey yaa ngi koy criminaliser beneen bi également man dama jàpp code pénal bi actuellement bu dee dafa am ay délits yoo xam ni dañ leen war a xoolaat benn article dong la muy l'article 80 bi nga xam ne niñ ko bindee dara baaxu ci niñ ko bindee dafa nekk une disposition fourre-tout. proposition bu Djibril War mu ngi am jamono ji nga xamante ne ñoom Guy Marius Sagna ak Adama Gaye ñu ngi leen dugal kaso ndax li ñu duppee fausse alerte au terrorisme ak itam xotti orma njiitu réew mi. moom l'activiste boobee di Guy Marius Sagna tey jii des na ko déglu ci xóotal ci mbir yi mu di fond dossier bi ñu koy déglu ci teewaayu ay awakam fàttali leen li ñu koy toppee moo di fausse alerte au terrorisme di yëglu terrorisme ci lu amul loolee tax na kon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet ba léegi ma nga ñu téye ca kaso ba ñi kuréel gi mu bokk di FRAPP France dégage ñamu ko bokkal am na ci ñooñ tey ji xëy nañu dajaloo ji ci tribunalu Ndakaaru ngir jàppale seen natango bi di Guy Marius Sagna
coow li am ci wàllu politique ak dellu sëkk Khalifa Ababacar Sall ci biir parti socialiste loolee ki ne woon jamono directeur de cabinet politique am di Babacar Thioye Ba di xam le ne daal wax la joo xamante ne jarul ci ko wax Khalifa Sall am na yeneen yu ko yitteel yooyu yan la wax na ko tey ji ci suba ci rajo Futur Média moom Babacar Thioye Ba moo ne woon ganu RFM matin. Khalifa Ababacar Sall socialiste la démb socialiste la tey donc dafa nekk koo xam ne moom li ko ñor mooy socialisme wéy ci biir réew mi ndax réew mi mën a jëm kanam ñi nekk ci réew mi mën a naat loolu lu am solo la mais leneen li nga xam ne dafa am solo mooy keroog bi nga xamee ne ñi ngi beddeeku biir parti socialiste du woon coow ak ay nit wala ak nit moo taxoon ñu beddeeku dañoo jàppoon ne yoon wi nga xam ne moom la parti bi topp wala moom la jël yoon boobu méngoowul ak intérêt réew mi te loolu nag dara dañu ci balaa ñuy mën xalaat dajeewaat bokkaat nekk ci biir nekk ak ñoom day fekk loolu question bi nga xam ne mooy question wu orientation ak stratégie wu parti bi ñu juboo ci buñ ci jubóowee nag ci la ñuy mën a àndaat liggéey rawatina nag kii di Khalifa Ababacar Sall bi nga xamee ne depuis ay at a ngi nii ci biir mbooloom bëri na ci ñoo xam ne bokkuñu parti socialiste dañ koo ñëw fekk si ndax gis-gisam bi mu am ci réew mi waaye ñooñu tey ñun mënuñoo dellu biir parti socialiste wëcc leen te yaakaaruñ ne bi ñu delloo biir parti socialiste dinañ ànd ak ñun parce que ñoom bokkuñu woon parti socialiste donc li nga xam ne mooy suñu mbëbët di mbëbëtu Khalifa Ababacar Sall mooy naka la ñuy fexee ba ànd ak ñooñu ak ñeneen ñoo xam ne dañoo bokk nekk ay progressistes pour construire un véritable mouvement de gauche boo xam ne dina mën a defar réew mi mais surtout dina mën a dindi li fi nekk maanaam nguuru Macky Sall bi remplacer ko ak nguur boo xam ne day nekk nguur bu féeteeg askan wi taxawu askan wi dimbali askan wi. maanaam xàll yoon bu bees daal la Khalifa bëgg kon. mun naa bañ a nekk yoon bu bees waaye day nekk parce que Khalifa comme ni nga ko waxee socialiste la lépp li nga xam ne ñu ngi koy def aussi ci yoon boobu lañ koy defee. pouvoir discrétionnaire li ñu koy faral di dégg fan yi bari na mooy lan Pabes Diba. président de la république di institution bi gën a mag ci réew mi am ay sañ-sañ di pouvoir discrétionnaire pouvoir boobu nag may na ko mu ci def ak di dindi loo xam ne dafa mel ni dara mënu ko arrêté professeur bi di jàngale wàllu droit ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di Iba Barry Camara leeral ne loolu nag dafay ay prérogative yoo xam ne loi ak constitution bi moom moo ko baaxee moom njiitu réew mi. président de la République c'est une institution. et donc moom président bi dafay incarner institution boobu nga xam ne moom mooy président de la République donc benn nit a koy représenté mooy donc le président nag en tant que président en tant qu'institution dafa am ay yenn prérogatives ay yenn pouvoir loo xam ne lii dafa am pouvoir yoo xam ne ce sont des pouvoirs loo xam ne lii situation bi su demee ba nekk il faut que benn décision boo xam ne loi bi moom moo ko imposer wala déet mais am na yeneen yoo xam ne yii le président avant de pouvoir agir en fait mën na ñëw agir wala mën na gën a agir waaye amul lenn beneen loi beneen règle wala beneen institution boo xam ne war na mën a pression bu mu jël benn décision boo xam ne bii neexu ko. pouvoir boobu nag njiitu réew mi am du ko séddoo ak kenn te itam kenn mënu ko contrôler tax na moom mooy fal di folli di def itam leneen loo xam ne ni loi bi daf ko laal waaye Iba Barry Camara nee na lépp dafay tegu rek ci ay normes yoo xam ne ni moom lañ ko rëddal. toute situation pour sa constitution. lu ni mel ngir mu am nag dafa am lu ñuy xool ndax jaadu na tegu na ci yoon su ko defee ñu jébbal ko njiitu réew mi mu dogal sañ-sañam loolu nag su ko defee dara mënatu ko dindi ndax dafay prérogative yoo xam ne ni constitution bi moom moo ko may tax mu am pouvoir discrétionnaire am di dogal. président c'est pas ça. pouvoir discrétionnaire ak article 80 ci démocratie bari na lool luñ koy wax mais juriste yi ñoom lu ñu gis mooy war na am beneen pouvoir bu gën a mag surtout sax buy jóge ci peuple bi bu mën a arrêter pouvoir discrétionnaire bi nga xam ne njiitu réew mi da koy am. Pabes Diba jaajëf ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi ci wolof benn waxtu du une heure fekk na ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. tey 10 heures ci yoor ci la bateau bi di Merci Africa ñu koy woowee bateau de l'espoir daal di teer ci poorub Ndakaaru bateau boobu nga xamante ne ji kon mbirum paj moo ko yitteel muy wër ci àdduna bi di tak ci dëkk di faj foofee yegg si na Sénégal
lu aju ci yegg si foofee ñi ngi séntu lu toll ci junni ak juróomi téeméeri doomi aadama yoo xamante ne ji tànn nañu leen ñu amay wopp ñu war leen a faje ca boobile bato ñu indi bato bu am mbégte Teer Sénégal ñi ñu fekk sit am mbégte mu rëy tey jii ci suba ci côté ministère de la santé ñu xam leen lépp la duy matuwaay daal jël nañu ko ba seenoo nekkin fii doon lu mucc ay yëpp li leen fi indit ñu mën ko matal mu di pàcc askan wi nga xam ne dañu ko yittewoo Nafissatou Sylla. Merci Chips egsi na fii ci pooru Ndakaaru daanaka sax lépp yemb na ngir ñu daal di tàmbale lii di opération yi mu mel ni nag pàcc bu njëkk ci tànneefu ñi amee feebar di ñu war a fàcc pare na bu ñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Diouf di directeur au cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale. li ñu yitteel mooy fexe ba sénégalais bu nekk mu mën a am chance bénéficier soin su ko soxla donc dinañu mën a wéyal sélection yi mais aussi bu ñu demee ba dugg ci weeru septembre bi sénégalais yi dinañu mën a accéder ci bateau yi pour ñu commencer prise en charge chirurgicale. seen mbégte nag nëbbuñu ko benn yoon ci li fi bateau bi teew. ñu ngi xaar ci bateau bi ñu opérer près de 1500 personnes 1500 personnes ci fukki weer loolu lañ mooy li nga xam ne ñu ngi koy xaar di xaar aussi yeneen actes yoo xam ne dina am ci bateau bi am ci wàllum beñ aussi wàllum formation. ci askan wi nag yàkkamti woon nañu loolu bateau bi daal di egsi ba structure de santé yoo gis ña nga fa teew ngir tànneef bi mu mel ne nag nemmeeku wuñ ci benn jafe-jafe ci tànneef bi laata ñuy amal la intervention bu njëkk fii lekk weer bi di dee. pour que bu maladie pare suñu chirurgiens yi aussi mën jël le relais parce que ñëpp xam nañ ne ci wàllum opéré du bés bi rek ngay opéré jóg ci table bi dem sa yoon il faut que mu am benn suivi te loolu pour mu am il faut lëkkaloo bi am diggante chirurgien Merci Chips ak chirurgien Sénégal am na ñoo xam ne xëy na amuñu wërsëg ñu jël leen en charge parce que li ñuy opéré aussi ay critères de choix la ñi nga xam ne jëluñu leen aussi ñu ngi liggéey pour que suñu chirurgiens yi aussi mën a def même activité yi ci région yi mu doon ay activités chirurgicales gratuites yoo xam ne nguuru Sénégal moo koy jël en charge. tey si ngoon nag la ñuy amal cérémonie officielle ngir daal di dalal équipe Merci Chips bi mu nar a nekk ci teewaayu ministre de la santé et de l'action sociale ak kii di première dame di Marième Faye Sall. juróomi téeméeri tonnes yi déchets toxiques yi nga xam ne ña nga woon ñu tëye fële ca usine Sen Chim ba nekk ca Caaroy Géej ñu def fa ay at ci lu yàggatul dara daañu leen yóbbu fële ca fuuru cimenterie du Sénégal taal leen fa. lakk leen mu di mbalit moomee lu ni mel ki ko xam ne mooy jëwriñ gi ñu dénk dëkkoor yi di ministre environnement ak développement durable mu teg ci ne daal lu aju ci lu ni mel kon danañu it seet yeneen i pexe yoo xamante ne ji danañ ko mën a def ba lu ni mel bañ a amati ñu teewlu kadduy Abdou Karim Sall ministre environnement. bi ñëwee fii le mois de mai bi ñu defee plan d'action bi dañu bind ñetti directeurs généraux cimentiers yi d'ailleurs qui ont accepté et qui sont venus nous voir ñu toog ak ñoom toog ak Sen Chim ak DG ICS bi ñu toogee ak ñoom ñu ne ñoom au préalable dañu bëgg def ay prélèvements pour xam yan type de déchets la ñu am balaa ñu leen di dugal ci seeni four travaux yooyu avancé na bu baax a baax ay prélèvements yoo xam ne jot nañ ko jot ñu ngi koy analyser te la finalité mooy jël li nga xam ne moom moo fi nekk ci wàllu déchet yóbbu ko foofu pour taal ko foofu du présenter benn danger pour les populations. léegi li des mooy dernière étape bi mooy jël li nga xam ne moom mooy déchets yi yóbbu leen ci fi nga xam ne ñoom ñooy cimentiers yi pour que ñu taal ko population de Pikine population de Dakar de manière générale pour ñu soulager wu ci li nga xam ne moo nekkoon seeni tawat mu nekk benn psychose pour cohabiter ak li nga xam ne moom mooy déchets yi nga xam ne moom moo fi nekk. ministre environnement ak développement durable di Abdou Karim Sall. jëwriñ gi ñu dénk wàllu xëy mi di ministre du travail démb ñu ngi ko doon waxtaan ak moom jëm ci bu ñu tabaski ba ca suba sa ñu bëri des ko jàppe feet te du feet mooy xamle ne ëllëgu tabaski du feet naka noonet bu ñu ne suba la feetum Assomption ak bu ñu feetoo Assomption ba ca ëllëg sa it du feet ñaari feet yooyu képp koo xamante ne war ngaa liggéey te demoo liggéey te wékkoo ko fu wér maanaam am autorisation ko yu ni mel ay daan mën na la caa fekk mu di lool mi ngi ko bind ci communiqué ngi di ko fàttali liggéeykat yi Alaaji Njogu Jeen
ministre du travail jóg taxaw temb ngir dakkal daw liggéey gi ñuy nemmeeku ci administration bi ëllëgu feet yi ci loolu mu xamle ne buñ sukkandikoo ci loi 74/52 bu 4 novembre 1974 bésu démb bi di ëllëgu tabaski ji tey di gannaaw suba tabaski ji du feet naka noonu tam gannaaw suba ajjuma di ëllëgu feetu Assomption bi nga xam te ne suba 15 août la ko catholique yi di màggal la kon fonctionnaire yëpp ak agent collectivité territoriale yëpp dañu war a dem liggéeyi lu ko mooy nag ay daan mën na leen cee fekk moom ministre Samba Sy yokk ci tam ne lii di mbirum feet yi ak waxtu yi ñu war a liggéey dañ ko war a dugal ci dialogue national bi nga xam te ne njiitu réew mi sumb na ko su ko defee nag ñëpp waxtaane ko ba juboo ci ñu leeral ne buñ sukkandikoo ci loi bi fukki feet ak juróom-benn moo am fii ci réewum Sénégal muy juróom-ñetti feetu catholique di Noël, Toussaint, Assomption, Pâques, lundi de Pâques, Pentecôte ak lundi de Pentecôte ak tam juróomi feetu jullit di Korité, Tabaski, Tamxarit, Mawlud ak Màggalu Tuuba naka noonu tam ñetti fête civile muy 1er janvier 4 avril ak 1er mai waxtu ñuy liggéey nag fii ci réew mi ngi toll ci 40 heures maanaam ñeent fukki waxtu semaine bu nekk mu yemook juróom-ñetti waxtu yu ñu war a liggéey bés bu nekk diggante altine ak ajuma. RFM bitim réew. Ajaratu Binta Diallo maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Mohamed. waaw ba ñuy wax juróom-ñetti waxtu par bés dañoo fàtte xarkati mat yi nga xam ne ñoom duñ noppalu duñ yendal duñ fanaan. ñi ñëw ci xibaar bi ci réew doore ko ak réewum Niger ñeenti soldats yoo xamante ne ñi ngi bokk ci force multinationale mixte dañoo faatu. waaw dañoo faatu nag gannaaw engin boo xamante ni dafa kalaate ci soowu Niger ñeenti militaires yooyu nag wax nga ko ñu ngi bokk ci force boo xamante ne ay takk der lañu bàyyee ko ci àdduna bi yëpp ñoom nag ña nga ca lac Tchad di bëgg xeex ak Boko Haram dañ ci ànd ak Amadou Sababa. ñeenti militaire yu Niger ñoo ñàkk seen bakkan ci région bu Difa nekk ci sud-est réew mi ñoom ñooñee seen oto moo jéggi ci benn ndell fële ca Boso di dëkk boo xam ne lii di groupe jihadiste nigérian bii di Boko Haram lam fay def ay jéye bari na loolu soldat yooyu nag ñi ngi bokk ci force multinationale mixte bi nga xam ne sax mi ngi foofu ci depuis 2015 ci bassin du lac du Tchad di xeex ak ñi nga xam ne ñooy Boko Haram bu ñu sukkandikoo ci xibaaru militaire yi bi jéye mi ngi am ci samedi gii ñu génn waaye xabaar bi ñi ngi ko siiwal ci àllarba ji li ko waral nag mooy tabaski bi nga xam ne ñi ngi ko amal ci dimanche bi ak altine bi ñu génn fi nga xam ne mooy région Difa atum 2015 ba tey bëri na liñ fay dégg ay ñaawteef yoo xam ne Boko Haram moo koy def te ñoom ñee di amal lu ni mel dañuy làqatu ci li nga xam ne mooy lac Tchad bi ci ñaari fan ci weerum août bi ñu génn président bu Niger Mahamadou Issoufou mi ngi ñaawlu doxalinu groupe jihadiste bi di Boko Haram naam sax opération militaire yi bari na fa lool waaye taxul tamit ñu wéy di amal lu ni mel semaine bi ñu génn benn réunion bu mag amoon na fële ci Niger bi nga xam ne responsable militaire yu ñeenti dëkk yi wër lac Tchad bi maanaam Niger Nigeria Tchad ak Cameroun waaye tamit ak seeni alliés occidentaux ñoom amal nañ ab waxtaan wu rëy ngir gën a mën a coordonner seeni renseignement ñum xeex ca na mu waree ñi nga xam ne ñooy groupe jihadiste Boko Haram ñu jóge fi ba faw. Amadou Sabar Ba jaajëf Adja ñu dem fële ci Burkina Faso ak la gaaye sàkku mu di ñëpp booloo ngir mën a jàmmarloo ak terrorisme gafa nguuru Burkina Faso moom moo ni waxee nee na nag du toog du taxaw te aarul cohésion sociale bi maanaam ñëpp di waxandoo di dóorandoo ñu nekk ci jàmm loolu rek mooy mën a tax ñu jàkkaarloog terrorisme bi Daouda Diouf. ginnaaw loolu ay gouverneur lañ ak tamit ay fonctionnaires yu mag yoo xamante ne Burkina Faso la ñu dëkk ñoom nag nee nag jamono yi nga xamante ne seen réew moom di Burkina Faso am na ay jafe-jafe luy tar rawat na ci mbirum terrorisme ci atum 2015 ba léegi te kenn mënu koo saafaral ak tamit ñi nga xamante ne dañuy xeex seen diggante ay xeet nee nañ nag loolu nag tey dafa war a dakk ci loolu nag moo tax ñoom ñu jóg sol seen daal laji ak ñi nga xamante ne mooy nguuru Burkina Faso nee nañ nag tey war nañu waxtaan suñu biir pour jàmm mën a am laata nag ñuy xeex li nga xamante ne moom mooy terrorisme nee nañ nag loolu tant que amul jàmm mënu fa am ndaxte mënuñoo nangu di xeex ba pare ñoom nag ñu war a jaamarloo ak li nga xamante ne moom mooy mbirum terrorisme biñ dajeeg seen premier ministre sax di Christophe Dabiré moom nag li mu wax daal ne moom ànd na ci liggéey bi nga xamante ne ñooñu di ay gouverneur ak tamit ay fonctionnaires yu mag a mag yu réewum Burkina Faso di def na tey ñoom ñëpp ñu war a doon benn pour xeex li nga xamante ne moom moo nekk mbirum terrorisme ñu gis nag gouverneur yi ak commissaires yu mag yooyu nga xamante ne ñoom ñooy yeewu ca Burkina Faso fas yéene nag sol seen daal wër réewum Burkina Faso yëpp nag moom xamal ne askan wi ñoom yëpp buñ doonee benn lépp loo xamante ne daal ay ñaawteef la mën nañ ko xeex.
ñu dem fële ca Nigéria ak dogal boo xam ne njiitu réew ma jël na ko léegi nee na nangootul kenn dem bitim réew di wuti marchandise te yóbbu xaalisu réew ma. waaw nee na lu mu ca jublu nag mooy protéger économie locale bi nañuy utiliser kon alalu réew ma neeraa yeeg yooyu ñu jëlee nag xibaar bi ci BBC Afrique ñu ne Muhammadu Buhari jox na dogal daal di de waa banque centrale bu Nigéria bu ñu joxati kenn bi devise étrangère maanaam ay euro ay dollar rek yooyu nañu yem nag kon ci xaalisu réew ma bu fekkente ne commerçant yi dañoo bëgg a dem biti réew jëndi ay produits denrées alimentaires. République démocratique bu Congo la ñu jëm ba léegi ñoo ngi xaar ñu taxawal gouvernement bu yes te réew ma. ñu jëlee xibaar bi ci RFI ñu ni boobu ba léegi nag waxaguñ si dara sax waaye nag dafa fekk ni ñu ni premier ministre bu Congo dafa war a dajeek njiitu réew ma présenté ko liste ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñu war a bokk ci gouvernement bu bees boobule composition gouvernement bi nag nee na ñu ci ay bés bii du jeex te fësaluñu ko Mamadou Mohamed Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Ajaratu Binta Diallo. RFM Sport. tàggat yaram dina gën a yaatu ci kanam tuuti ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi wàllu basket lay doon ak Youssouf Bodian waaye laata loolee ñu jukki leen as lëf ci wàllu tàggat yaram doole ko mbirum beach soccer mu di football boobee ñuy def kon ci tefes gi compétition bi di mondialito ña nga koy wéyal fële ca Portugal gayndey Sénégal yi war a football tey jii seen ñaareelu match seen digg ak Espagne lay doon mu di match boo xamante ne ji buñ ca amee ndam danañ mën a relancer waat ginnaaw défaite bi nga xamante ne moom lañ doore seen premier match kon dañ leen caa dóor Portugal lañ ci doon dajal Portugal dóor leen waaye teewul matchu tey bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax ñu teewlu kàdduy góol ba di Alseyni Ndiaye jokkoo nañu ak moom foofee ca Portugal mooy capitaine bi ñu teewlu kon ay kàddoom. bien vrai que démb ñàkk nañ contre Portugal. ñàkk nañ contre Portugal démb donc boo xoolee défaite bi ñu am dafa jaaxal nit ñu bari parce que boo xoolee c'est la première fois équipe nationale beach soccer perdre score bu mel nii mais lii yëpp jàngat lay doon rek parce que si échéance yi ñu jëm muy Jeux mondiaux yi ak coupe du monde bi donc il fallait ñu jaar si tournoi yi pour mën a rectifier suñuy erreur avant ñuy dem si tournoi bu mag bi donc lii tournoi la donc lépp lu ñu fi am rek jàngat lay doon pour suñu échéance yi di ñëw. donc match bu tey bi match démb bi donc dañ koy jéem a fàtte parce que démb boo xoolee démb nekkuñu woon ci match bi donc au début concentré wu ñu woon bu baax aussi donc loolu moo ñu yóbbee lii yëpp mais loolu yëpp dinañ ko jéem a rectifier tey jéem a gagné suñu match tey bi ñu wax Espagne xam nañ ne Espagne équipe bu mag la ci beach soccer donc mais dinañ ñëw tey daal li ñu mën a wax ci gàttal mooy dinañ gis beneen Sénégal incha allahu ci match tey bi di ñaan yàlla dugg ci bismillahi rahmaani rahim. donc génn si alhamdulilahi rabbil alamin kooku ngeen di dégg moom mooy Alseyni Ndiaye mooy capitaine bu équipe bu beach soccer ba foofee ca Portugal fa la Youssouf Bodian jokkoo ak moom beneen match tey bi ci boobu la compétition ba léegi 18h30 la ñu koy football Portugal mi dalal yëf yi moo cay daje ak Japon fàttali leen ne compétition boobu di mondialito tournoi la boobu dañu koy def ngir mën a may équipe yi ñu daal di préparer coupe du monde beach soccer bi nga xamante ne ji kon moom la ñuy séntu jóge ci plage bi taxaw ci gazon yi waxtaanee wàllu football ak super coupe d'Europe bi nga xam ne tey jii bu 7h ci ngoon jotee danañu ko football ñaari club yu Angleterre ñoo cay daje mu di Liverpool mi gagné Ligue des Champions bi passé ak Chelsea mi gagné Ligue Europa bi ñu jàpp ne Sadio Mané sa première journée championnat Angleterre moom remplaçant la duggoon waaye bi yoon joxtu nañu mu dem titulaire ngir kon mën a gagné ñaareelu trophée am ak Liverpool. Final boobee di super coupe d'Europe bi ki koy arbitré France la fekk baax jigéen la Stéphanie Frappart lay wuyoo moom mooy premier arbitre bu jigéen boo xamante ne ji kon mi ngi arbitré mag sup ay équipe yu góor waaye équipe yu góor yu mag yu kawe noone nag. wàllu afro basket ci wàllu jigéen ñi 2019 huitième de finale yi tàmbali na ci fële ca Dakar Arena Angola ak Kenya jàppale ne kon Angola moo duma Kenya 64 ci 51 noo nekkoon la match bi mujje ñu jàpp ne te Angola léegi leer na mooy daje ak Sénégal ci quart de finale yi loole mooy kon quart de finale bi diggante Sénégal ak Angola lay doon.
jërë ngeen jëf Khalifa Ababacar Sall mi ñu doon séntu ci ñi président de la république war a may grâce ci tabaski gi te kenn gisu ko ca journal yi ñoo ngi ñuy wax li tax ba meerum Dakar ba woon di Khalifa Sall tabaski gi fekk ko càlleen ca biiri mbokkam Walfadjri di ñu xamal ne président Macky Sall moo laxas jaan ci grâce gi da cee dugal ay santas ndax dégg nañu ci rajo RFM ñu ne ngir Khalifa Sall mën a am grâce il faut que dafay def demande bi maanaam moom ci boppam mu bind président ñaan ko grâce l'observateur nañu loolee nag mooy wax ci ndax li coow li bari mbooleem ñi taxawoon di wax waxu libéré Khalifa Sall ak di waxi grâce amu ci kenn ku bind du waa front libération Khalifa Sall du Alioune Tine du Mamadou Léopold Ndoye amul benn demande de grâce ngir Khalifa Sall buy tegee ca taabali président de la république Moussa Taye di conseiller politique bu Khalifa Sall ne waa l'observateur Macky Sall moo fi taxawoon ne balay mën a waxi grâce ci Khalifa Sall da koy bàyyi ba mu nuppi ci recours yi mu nekk Moussa Taye ne recours yëpp jeex na ana lu tax tey ji Macky Sall ne balay mën a gracier Khalifa def demande de grâce bi lu jëm ci grâce présidentielle ngir Khalifa Ababacar Sall yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne am na ku jege lool Khalifa Sall ku leen xamal ne grâce présidentielle bi bu ñëwee Khalifa Sall du ko bañ enquête dina kay nañu grâce présidentielle gi kay xanaa génne la ti rek waaye gii moom taq na suuf ba noppi bu doon cere la ñu ne xajam na ndax nee nañu ngir Khalifa Sall mën a am grâce présidentielle dafa war a bind demande bi wala ku ko jege bindal ko kenn ci ay jege ñaale moom Khalifa Sall mu di Moussa Taye ni ñu ci xët mu njëkk enquête dina kay bu Khalifa Sall defee ab demande ngir di sàkku ak njéggal ci njiitu réew mi loolee li muy nuru mooy li ñu koy tuumal moo ko def Abdoulaye Wade ak remaniement gi mu doon def ci biir parti bi jàllul Soleil national moo ko wax journal bi nañu moom góor gi Abdoulaye Wade njiital parti démocratique Sénégal keroog la jël dogalub sos yeneen i kuréel ci biir PDS mu di taxawal ci biir parti bi ab secrétariat national ab collège des secrétaires généraux adjoints pôle des porte-parole ak collège des conseillers du secrétaire général waaye yooyu yëpp na mu ko bëggee woon ameewu ko ni Le Quotidien nañu Abdoulaye Wade dafa mel ni mbir yi da koo tàmbali ëppi loxo nekku ci mel ne maître Aladji Amadou Sall Babacar Gaye ak Cheikh Tidiane Seck lii leen Abdoulaye Wade cërale woon ci biir parti bi dañu ko delloo Alinar Ndiaye bokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal ne ñu ci biir l'observateur lu tëë xam dafa yàggul ne am nay kàngam yu kawe lool ci biir PDS ñu ko kenn foogewul ñu taxaw di kompolo ak i na si pexe ngir jàmmaloo ak Abdoulaye Wade moom Abdoulaye Wade ki ko woon ginnaaw bu yàggul di maître Madické Niang mi ngi ñu wax ci l'observateur ne histoire jox na ko dëgg gaa ngay bëgg a feeñ ci coowal drogue bu bari ba ñu jàppoon ca poorum Ndakaaru ubbi l'observateur V Diop ak M Ndiaye ñaari transitaire lañu yoo xam ne yéenekaay bi nee nañu takk der yi teg nañu leen loxo ci enquête bi ñuy def jëm ci drogue bi ñu jàppoon ca poorum Dakar journal bi dem ba dañu xamal ana kañ la ñu leen jàpp ak it ci yan anam la ñu leen jàppe na ku nekk jàpp sa journal record teye ñu seeti gaynde Sénégal yu jigéen yi ci wàllu basket bi jàpp nañu seen qualification ci quart de finale bi ci Afro Basket 2019 bi record yéene kaay nañu ñoom Lions yi ci basket bi démb la ñu qualifié ci quart de finale bi Égypte la ñu dóor 85 ci 47 tey jii la ñuy xam kan la ñuy dajeel ci quart de finale yi ci diggante Angola ak Kenya. la Faye Mouhamed di nuyu ñëpp. tey moom toogaayu basket nga toog. waaw toogaayu basket laa toog kay war a waxtaanee afro basket bi. ayca waaw ndax jamono yi kon mu ngi noonu moom moo xew. mu mel ne quart de finale bi xam nañu kan la ca Sénégal di dajeel. Sénégal Angola incha allah. loolu leer moom jeudi lay doon bu 19h jotee kon dinañ dem léegi ci kanam tuuti ca Dakar Arena xool yëf yi nu mu fa demee incha allah. doxalal kon Youssouf. jaajëf Aliou Ba ñu dooree ko comme niñ ko waxee kon huitième de finale yi door tey ca Dakar Arena Soda Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Youssouf Bodian. alors Angola ak Kenya ñu doon dajee sànq match bi jeex na. match bi jeex na gis na ne nag ni Angola moom moo daal di rek daan ji Kenya 64 ci 51 match bi nekk ci ndoxteel gi metti woon na trop ci diggante ñaari équipe yi ne dañoo tolloo woon doole waaye différence bi daal li ñu mën a jàpp moom moo di ci troisième quart-temps bi la waa Angola daal di jëlee li nga xamante ne moom moo di victoire bi gannaaw ba ñu dugalee ñaar fukki poñ ak ñett da daal di encaissé fukki poñ képp gis nañ sax ni ci quatrième quart-temps bi ñaari équipe bi ku ci nekk fukki poñ ak ñaar nga daal di dugal kon nag Angola dañuy wax rek Youssouf ni ci troisième quart-temps bi la daal di gagné li nga xamante ne moom moo di huitième de finale yi. ñu gis ni match bi jafe na trop ci Angola mi nga xamante ni d'habitude équipe la bu am taxawaay bu baax ñu xool ni Kenya peut-être bokk na ci équipe yi nga xamante ne kenn xaaru leen waaye ñu sonal angolais yi lan moo ko waral. li ko waral nag xam naa ni moom moo di rek ñii di waa Angola dañoo xawoon na sous-estimé tuuti ñi di waa Kenya
loolu moom moo tax nag ci premier quart-temps bi ci première période bi ñii di waa Kenya ñoom it xam loolu daal ci profité ba mën a sax tolloog ñoom mais ñoom tamit ba ñu demee ba xam ne que ni li des ci match bi bëreetul si nañu daal di gën a yeewuwaat waxante waat seen biir waa Angola ngir mën a daan équipe bu Kenyan boobu lay Youssouf. jaajëf Soda kon Angola qualifié war a daje ak Sénégal ci quart de finale bi match bi ñu jàpp ko kon jeudi bu 19h jotee 14h Cap-Vert RDC lay doon Cameroun 16h30 mooy daje ak Égypte. Huitième de finale bu mujj bi 19h Côte d'Ivoire Tunisie lay doon Sénégal nag jour de repos la tey pour moom ak yeneen ñeenti équipe yi nga xamante ni qualifié nañu ba pare ci quart de finale bi jàppaleen ni kon Mozambique la Nigéria Mali ak Sénégal gaynde yi ñoom gagné seen ñaari match yi seen diggante ak Égypte démb ak Côte d'Ivoire seen match bu njëkk bi équipe bu Sénégal bi nag seetlu bi mooy léeg-léeg mu am ay jafe-jafe ci ndorteelu ay matcham lan moo ko waral Sola Thiam laaj na ko kii di Koumba Sarr bokk kon ci équipe nationale bu Sénégal. match bi commencement bi difficile na comme tous les matchs premier quart-temps bi deuxième quart-temps bi tout le temps dafay difficile mais je crois que troisième quart-temps bi quatrième quart-temps bi si lañ mën a génnee suñu souffle carrément pour mën a yóbbu match bi fi ñu ko bëggee. début match yu difficile yi c'est normal hein parce que équipe bi yëpp ku ci nekk da ngay li nga am yëpp ngay joxe premier quart-temps loolu moo tax suñu premier quart-temps tout le temps di difficile mais on va essayer tout le temps de contrôler suñu premier quart-temps parce que fi ñuy xëccee match bi à chaque fois c'est fin deuxième quart-temps troisième quart-temps voilà banc bi def liggéeyam et concentration du début à la fin bañ a bàyyi benn faille parce que erreur yu ndaw yi moo lay tout le temps moo lay compliquer sa match on va se concentrer commencement comme ça fin bi ñu mën a am li ñu bëgg. voilà loolu nag 19h lay doon suba diggante Sénégal ak Angola quart de finale bi ngeen mu ko déglu ci rajo Futur Média Nigéria yor raaya bi moom it qualifié na ci quart de finale yi war ci daje ak ki gagné diggante Cap-Vert RDC ñoom waa Nigéria wane lu doy waar ci compétition bi mu dooree ba léegi dëmb sax weesu nañu baaru téeméeri poñ seen diggante Cameroun. waaye nag kii di Aïcha Balarabe jàpp ni ñoom fu mu toll nii seen bébét mooy fexe ba suñuy ñibbi ñu yóbbaale trophée bi nga xamante ne ñoom ñoo ko yor jamono yi ñu déglu ko ci conférence de presse bi ñu doon amal démb si ginnaaw match bi doxoon seen diggante Cameroun. It was very important because we don't. dafa am solo loolu ñu daal di daan kii di Cameroun moom nag moo ñu dominé woon ci atum 2015 gis nañu nag dafa war ndax ñun ñooy championne en titre te faw rek ñu daal di wane suñu bopp ñun ñooy équipe bu njëkk bu dépassé téeméeri poñ yi ci Afrobasket bile waaye li ci ëpp solo gis nañu ni mooy gagné te loolu mooy suñu objectif ndam lii nag am na solo loolu ngir ñun ndax faw ñu conserver suñu titre gis nañu nag ni des na fluidité ci suñu jeu waaye dinañ ci gën a góorgóorlu liggéeyaat bu baax ak tamit rectifier li ñu war a rectifier ngir li ciy topp. mu ngi noonu Nigéria kon nekk ci favori yi ngir mën a jëlaat trophée bi waa Mali ñoom it trophée bi la ñuy yóotu ñoom waa Mali dëmb daan RDC qualifié ci quart de finale yi ñoom it Malien yi dinañu daje ak kii gagné diggante Côte d'Ivoire ak Tunisie ñoom nag jamono yi nee nañu doonte sax wane nañu lu baax. waaye duñu ndamu dañuy xaar kon dem ba jeex ci compétition bi seen sélectionneur di Sylvain Loti moo yëkkati kàddu yooyu ñu déglu ko. La difficulté c'était le match d'aujourd'hui parce que on avait un break de 2 jours. dañu amoon ay jafe-jafe ci match tey bi ndax dañu toogoon ñaari fan ñu reposer ko entraîné wuñu gi bi ñu dooree waat nag entraînement yi ñu def ko ci nu mu gën a méttee ngir jàppaat rythme bi benn fan rek la ñuy am tey dina xaw a nuroo ñuy wax ne nag waruñ rek gaaw yàkkamti yaakaar ne mbir yi sotti na même su fekkee ne ni nag am nañ ay ambition il faut ñu xalaat d'abord ci quart de finale bi ci kanam Côte d'Ivoire dinañ gën a daal vigilant trop puisque ñoom jotoon nañ daje ak ñoom ci ñaari match amicaux yoo xam ne ni daal dinañ ko jouer mais ñoom nekkuñ woon au complet dinañ fexe daal lu mu laaj yëpp rek ci match bi ñu wane ko ndax élimination directe la kuñ doon nga topp. On n'a pas le droit de se rater. kooku di sélectionneur bu Mali ñu ñoom qualifié nañu ci quart de finale yi Mozambique moom it qualifié na dina daje quart de finale ki gagné diggante Cameroun ak Égypte waaye RDC ñoom it quart de finale yooyu ci la ñu bëgg a dem donte sax ay jafe-jafe la ñu am ci seen ñaari match yu njëkk yi dañ leen daan waaye nee nañu kon dinañ jéem a def seen kéem kattan ngir gagné Cap-Vert bu 14h jotee lay doon ñu déglu sélectionneur bu Congo di Papi Kiembe.
Quand on s'engage dans une chose, il faut aller jusqu'à la fin. sooy dugg ci mbir da ngay bëgg a dem ba mu jeex dëmb coono bi moo taxoon ñu ñàkk waaye ci match bi ci wàllum rotation la ñu amee jafe-jafe léegi nag ñuy xool suñu kanam ndax match bi am solo mooy suñu diggante ak Cap-Vert suñu jotee qualifié tamit dem quart de finale xam naa Cameroun wala Nigéria la ñu dajal waaye am na équipe yoo xamante ni ñuy dooree léeg-léeg mu jafe waaye ci kanam dañuy seen taxawaay day baax waaye man bi ñuy ñëw fii xam naa ni dina jafe waaye nee nañu dañuy dem rek jéem moo tax ñu boole ay joueuses yu mag waaye tamit ay xale ndax jot bi ñu amoon ngir mën a préparer wu bëriwul waaye ñun fi mu toll nii dañuy defar équipe pour ëllëg yaakaar naa ne fii ak ñaari at lépp dina baax. Et je crois que ça viendra dans 2 ans, nous serons vraiment prêts. Papi Kiembe di sélectionneur bu RDC Cap-Vert la ñuy dajal kon ci kanam tuuti fii ak fukki simili bu 14h jotee kon jàppale ni Cameroun Égypte 16h30 Côte d'Ivoire Tunisie 19h fële ca Dakar Arena. Angola moom qualifié na ci quart de finale yi bi mu daa ginnaaw bi mu daanee Kenya 64-51 kon Sénégal Angola di affiche bu njëkk bi ñu xam ñu jàpp ko kon jeudi bu 19h jotee incha allah. jaajëfal Aliou Ba mi nekkoon ci technique bi ci kàddu gi Youssouf Bodian ci kanam tuuti avis ak communiqué.